waxtu jot na mbokk yi nu ngi leen di nuyu rafetlu seen ànd ak rajo Futurs Médias ñu jukkil leen xibaar yi. ci gën a fës tiis ca hôpital principal bu Ndakaaru ci suba ci bi ñuy amal levée du corps bu Abdoulaye Néné Cissé doom ci Alioune Badara Cissé médiateur de la République moom Alioune Badara Cissé dañu ko Abdoulaye Néné Cissé dañu ko faat ca États-Unis fukki fan ak juróom-benn ci weeru octobre baayam Alioune Badara Cissé gannaaw tiis bi nag sàkku na ci njabootu libéral bi ñeel wàllum politique ngir ñu gisee te juboo seeni biir. Université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru étudiant yi ca suba la ñu génnaat wàcc ci mbedd mi ab manifester ngir sàkku ñu fay leen seeni bourse waaye alkaati yi may ñu leen fu ñu yekkee seen naka la ñu ne bëreet ñu tasaare leen yeneen i étudiant di nekk ca université Alioune Diop bu Bambey ñoom it tey ci suba la ñu doon amal ab manifester ñu ne anam ya ñuy jàngee daal moo leen metti ba tax ñu bëgg nguur gi jóg ci accident ci yoonu Fatick ci booy tolloog Kër Martin ab bus moo daanu ca virage ba démb ci guddi ñaari nit ñoo ñàkk seen bakkan ci saa si am na it ñu ci jëlee ay gaañu xibaari biti réew Binta Diallo lañ ci àndal soxna Binta nu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax Barthélémy Ngom ka ñu jébbal prix Nobel de la paix 2019 di premier ministre bu Éthiopie coow lu metti moo jóg ca kawam ca réewam ñeenti nit faatu nañ ci ñu bari am ci ay gaañu fekk président assemblée nationale bu Centrafrique ñibbisi ca réewam Karim Mekaswa nee na mi ngi feddali taxawaayam ci opposition bi teg si ne élection mënta am ci réew ma jamono yi Archange Touadéra di njiitu réew ma tontu na dinañ ko déglu ci xibaar yi. yaatal gi ci kanam soxna Binte Diallo Cheikh Tidiane Diagne ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Barthélémy. la gën a fës ñeel wàllu tàggat yaram. wàllu basket dañu ko daal di waxtaanee ci jigéen ñi ak Sénégal ñi nga xamante ni ma ngay waajal lii di tournoi pré-qualification Jeux olympiques ni ki démb nag kii di seen sélectionneur daal na si wal liste Jeux yi nga xamante ni daal ñoom la tabb waaye ñàngat bi moo di bëri na si ñu bëri yi nga xamante ni daal bokkatuñu ci google liste donte tournoi gu mujj gi sax ñoom ña nga ca woon leneen li nga xamante ni danañ ko waxtaanee ci xibaaru tàggat yaram yi moo di wàllu football ak génération foot bi nga xamante ni démb dañu ko daal di kon bokk éliminé ci lu jëm ci wàllu tour préliminaire ligue africaine des clubs champions jàppale nag am na li tax li ko waral loolu nag ki nga xamante ne moo di doyen Abdoulaye Diaw dana ci indi ab seede. yaatal gi ci kanam Cheikh Tidiane Diagne gis-gis ak RFM tey ñuy waxtaanee yeesal gi ñu bëri njort ne dana am ci langum politique bi bàyyi gi ñu bàyyi kii di Khalifa Sall ci la Abdoulaye Wade ak Macky Sall yi juboo ci la yokk ci it kuréel gi nga xamante ni ay kàngam yu faree ci kujje politique bi nas nañ ko taxawal file ki fan yu néew waxtaan gi ci njeexitalu xibaar yi lay doon Aliou Ba moo fare ci machine yi. Barthélémy Ngom. jaa ngeen jëf rafetlu seen ànd ak rajo Futurs Médias Mamadou Amar Ndione ci biir studio bi Amar ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Barthélémy Ngom. xibaar la bu ñu jàllale léegi ci journal midi bi mbirum soxna Aïda Diallo ak ki ñu ne jël nañ ko sànq muy Serigne Saliou Thioune du dëgg Serigne Saliou Thioune. waaw benn waay bu tudd Mor Diop di taalibe Cantakun dëkk ca Mbacké moom nag boobu ak léegi buñ koy woo nag Serigne Saliou mu ne Serigne Saliou Thioune mu dëggal ko wax yëkkatee ay kaddu ci li ñuy wax trompé de bonne foi maanaam ñu yaakaar ne effectivement moom la nekke du moom mu yëkkate ay kaddu wax ci turu sëñ Saliou Mbacké sëñ Saliou Thioune woo nañu ko ba jot ko nee na du moom moo def déclaration bi ma nga ca jumaa ja di waajal julli gi du moom moo def déclaration bi kon nag ñuy jéggalu bu baax a baax ci li nga xamante ne nag kooku di Mor Diop di taalibe Cantakun ca Mbacké yóbbu nañ ci ay erreur boo xamante ne ñu ngi ciy jégalu bu baax a baax Serigne Saliou Thioune nee na ba léegi moom yëkkatiwul kaddu ci mbir mi yeyul yàbbi ci mbir mi ci déclaration bu sëñ Mountakha Mbacké ak mbiri Aïda Diallo loolu la ñu amoon lu ñuy wax waaye nag leneen loo xamante ne war na cee am ci mbir mi dinañ ko def ba mu mat sëkk incha allah ñu jégalu bu baax a baax ci auditeurs yi ak Serigne Saliou Thioune mi nga xam ne mooy njiitu Cantakun yi yëkkatiwul kaddu yi nga xamante ne moom la ñu dégg si midi bi ñu ciy jégalu bu baax a baax. mais pour yokk ci rek. Ablaye Barthélémy Ngom ak Amar. alors li indi wax ci erreur bi mooy ci téléphone bi nga xam ne ci lañ tàmm di jokkoo ak sëriñ bi bu mbir xewee ñu war koo leerlu. téléphone boobu aussi la ñu woo. jokkoo ci ak moom. donc lu ci mën di am ki nga xam ne nii wax na. xëy na il s'est fait passer mais loolu yëpp ñu ngi koy leerlu waaye même téléphone bi la bi nga xam ne nii moom la ñu am moom la ñuy jokkoo ak moom bu mbir amee pour leerlu ko. donc voilà. c'est ça yuñ ko mosaana woo mu wuyu addu ci mbir mi. waaw mais téléphone 600 et quelques bon duñ ko wax ci rajo mais li ñu mën a xam daal mooy te li leer ñu ngi
wax ne comme nee na daal du moom Serigne Saliou Thioune nee na du moom parce que mbir mi nee na dañu bëri dañ ko woo di ko wax donc Mor Diop moomulee di taalibe Cantakun ca Mbacké woowaat nañ ko naka sëñ Mor naka noo tudd sax parce que dañ doon jokkoo ak moom très souvent mu ne moom Mor Diop la tudd ak yu ni mel kon nag dinañ ci xëy na andi ay yeneen li leeral ñuy jaajëfal bu baax a baax ñuy jégalu bu baax a baax ci sëñ Saliou Thioune di njiitu Cantakun yi. jërëjëf Mamadou Amar Dione juróom benn simili moo bootu ci benn waxtu. ñu yéen baal ñu wéy ci xibaar yi ak tiis bi nga xamante ni am na ci hôpital principal ci suba ci bi ñuy amal levée du corps bu Abdoulaye Néné Cissé doom ci Alioune Badara Cissé médiateur de la République moom Abdoulaye Néné Cissé dañu ko faat ca États-Unis fukk ak juróom-benn fan ci weeru octobre baayam Alioune Badara Cissé ma nga fa woon ak yeneeni autorité ñu ànd ceeg Papa Balla Gueye. morgue hôpital bu principal xatoon na lool ci ñi nga xamante ne ñoo ñëwoon teewee ci levée du corps bu Abdoulaye Néné Cissé. mu nekkoon doom ci kii di médiateur de la République di Alioune Badara Cissé l'opposition beeg nguur gi ñoom ñëpp teew nañu ngir daal di bokk naqar gi nga xam ne moo dal ci njaboot gi Mahammed Boun Abdallah Dionne mi nekk secrétaire général du gouvernement moo yoran itam seen kàddu. lu la dal nañu donc président mi ngi lay jaalaat di la wax ne yow ak sa soxna yëpp lii la dal. ni mu la méttee noonu la ko méttee te réew mi yépp defe naa ne war nañ ko mën a wax li ci des dañuy dem ba Touba ñaan la suñu doom ji Ablaye yal na ko yàlla xare biir àjjana. tiis goo xamante ne jàpp na ko lool terewul nag Alioune Badara Cissé mu ngi rafetlu bu baax a baax taxawaayu ñi nga xamante ne ñooy askan wi yëpp donte ñàkk na doomam bi nga xamante ne bëggoon na ko lool. yal na yàlla sàmm leen sàmm seen i njaboot musal ci yéen bés bu mel nii boo xamante ni da ngeen di jiital seen njaboot topp ci kanam yal na yàlla may ñu fan wu gudd lool gunge njaboot gi ba ci kanam lool waaye nag ñoom ñu teg ni fii duñu ñaanal. ay xarit jege ñaale ak ay àndandoo ñoom ñëpp kenn bëgguloon ñàkk a teew ci waxtu wi nga xamante ne tiis dafa dal ci mbokkam bile moo xam Moustapha Cissé Lo wala sax maître Madické Niang. ki génn àdduna sunu doom la ndax ki ko jur sunu xarita sunu mbokku taalibe la sénégalais bu baax la doomam sunu dooma yàlla def na mu nekk États-Unis ba nattu dal ko fa mu génn àdduna ci ni mu génne àdduna mu touché sénégalais yépp su fekkee ni lii daal naka danoo ñoo bokk ak moom tiis bi man ñoo bokk Ndar ñoo bokk doon ay taalibe Sëñ Tuuba bokk lu bëri moo tax léegi mu taxaw ñëm ni leen ma di ko sañuloon bañ ñëw maa ngi nii dama fas yéene ànd nag koor bi Touba dem taxaw ko. ay kaddu jàlle ak ay njukkal lépp ñu daal di koy amal Abdoulaye Néné Cissé nag ca Touba lañ koy jébbalee boromam tey jile. Papa Balla Gueye Alioune Badara Cissé mi papay ki nga xamante ni moo di Abdoulaye Néné Cissé gannaaw nag tiis bi sàkku na ci njabootu libéral bi ñeel wàllum politique ngir rek ñu gisee te juboo su ko defee ñu formé waat njabootu libéral bi ñu teewlu ko moom Alioune Badara Cissé ci micro Papa Balla Gueye. sama bokk ci parti politique bi du tey te doon na loo xam ne mënu ma ko dindi lépp lu fa xew nag day doon loo xamante ne dama ciy am wàll moo xam lañ ciy def wala lañ ciy dindeeg lépp ak lu ñu fa mënti wax itam daf may concerné. li président Ablaye Wade doon wax suñu ay mbokk monsieur le premier ministre de excusez-moi je vais faire une mu di leen mais yéen yow nangam diw lu Idrissa dugg yaa ko ci dugg bàyyi leen ma ak Idrissa Seck da ngeen toppatoo seen affaire d'ailleurs yéen bu ngeen mën ci dem ëllëg duñ leen wóolu yéen da ngeen takk rëbb ci man ngal la waaye dellu si leen kon nga xam ni dans son appel à un vaste ci woote daal di dajale famille libérale bi daanaka yéen ñëpp bokk ngeen ci bàyyiwuñu kenn su fekkee ne Abdoulaye Wade bàyyi na fi woy wu rafet ci biir Sénégal goo xamante ne dëggoo dafay am dafay doon loo xamante ne waxtu wa jot na nekkul nag woote goo xam ne ab politicien moom moo koy def waaye man en tant que technicien ci wàllum jàmm ci lu mel noonu laay taxaw loolee nag gannaaw ba ma nekkee médiateur bi wuutu kii di Serigne Diop ñaar fukki fan ci weeru ut ba léegi. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te wóor. doon naa leen ko junj ci bopp xibaar yi étudiants yi ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru tey dañoo xëy wàccaat ci mbedd mi manifester ngir rek ñaawlu li nga xamante ni moo di yeexte gi nu nemmeeku ci seen i bourse waaye manifestation boobu nag daanaka lawul ndaxte naka la ñu ne bëreet rek police daal di alkaati yi daal di leen di tasaare ñu ànd ceeg Juma Juuf.
ay tojitu xeer ay xottu lacrymogène ay gémi yu bëri yu taxaw loolee lañu seetlu ci buntu université Cheikh Anta Diop de Dakar ginnaaw ba étudiants yi amalee seen grève boobee grève sax yàggul ginnaaw ba police yi ñëwee amal fa seen intervention Ibrahima Ngom bokkoon ci ñiy grève. actuellement bu ñu daan grève takku der yi dañuy dóor di ñu tiire ay bal am na sax suñu benn xarit boo xam ne da ci am ay gaañu fi mu ne nii ma nga tëdd ca hôpital bu doon ne bal lañ ko dóor kon tey jii dinañ wax ne beneen étudiant faatuwaat na te loolee ñu ngi koy ñaawlu bu baax ñun ñëw ñu université ngir amal ay grève waaye situation bi ni mu demee moo tax ñu koy def gënaluñu. ñoom étudiants yi nag li leen métti bokk na ci yéex a jot seen bourse waaye tamit jafe-jafe yu bëri yu ñuy jànkonteel balaa ñuy mën a fayeeku seen bourse ak it ñu bëri ci ñoom amuñu ay bourse. c'est injuste parce que imagine bu dee moo chargé wu di reste bourse étudiants yi war na nekk à jour wala mu bàyyi ñu comme te ni kat dinañ nekk suñu relais communication beneen point bi nga xamante ni nekk na suñu ay motif mooy Ecobank bi nga xamante ni état moom la jox pour mu suivre wàllu bourse yi paiement yi dañu gis benn défiance si ñoom parce que foo mënti nekk ci Sénégal muy nga nekk Ziguinchor wala Tambacounda boo amee benn réclamation boo def ci wàllu bourse bi dañ la naan ñëwal UCAD Ecobank bi nekk UCAD kese moo mën def sa réclamation. ñoom ñooñee nag nee nañu dinañ continuer di xeex ba ñuy am li ñu bëgg. prochaine étape bi fi mu nekk nii ñëpp dégg nañ ñu xam nañu ni booy lii moo leen naqari ci wàllu bourse bi muy loo xamante ni lu am solo la ci jàng étudiant. ñoom étudiants yooyu nag ñu ngi woo nguur gi mu jël ay dogal ci nu mu gën a gaawee. Juma Diouf yeneeni étudiants yi xëy tey wàcc ci mbedd mi di ya nekk ca université Alioune Diop bu Bambey ñoom nag ñu ne daal anam ya ñuy jàngee ca campus baak ya ñu nekkee ca campus baak ca campus social baak campus pédagogie ba moo leen métti bax tax ñu xëy wàcc ci mbedd mi daañ ci dellusiwaat ak kii di Babacar Diouf jëwriñ gi ñu dénk njàng mu kawe mi di Cheikh Oumar Anne bëgguta yàbbi nag jëmee ci problème yi nga xamante ni nemmeeku nañu ko ci CESTI tax sax seen i jàngalekat amaloon ab débrayage fan yi ñu weesu moom Cheikh Oumar Anne nee na daal loolu problème interne la maanaam problème la boo xamante ni waa école bi ñoo ko mën lijjante ñu teewlu ko moom Cheikh Oumar Anne ministre de l'enseignement supérieur kaddu yu mu dénk Aji Maguette Ndiaye. problème bi posé wu fi ñu toll nii problème bi nga xam ne dafay posé wu problème pédagogique la bu nga xam ne ñun dañoo jël suñu gouvernement du Sénégal dafa jël responsabilité am ci fànn boobu jox ko instance académique yi ni nga xam ne ñoo nekk ci école yooyu ak ci université yi ñooñu ñoo ciy liggéey bu ñu demee ba nga xam ne àgg na fenn période bu nga xam ne ñun war nañ ci wax dinañu contacter ñu wax ci mais tey ñoom waa biir université ñu ngi ci liggéey en tout cas li ñuy mën a réaffirmer fii mooy que CESTI établissement la bu nga xam ne yàgg na ci Afrique te dafa former journalistes yi gën a bëri yu gën a rëy ci Afrique mais jàpp nañ tamit ne enseignants ya fa nekk xam nañu dimension bi nga xam ne moom la CESTI am xam nañu ne diplôme yi ñu joxe ci nan fan lañ ko joxe pour yokk qualité bi donc ñoom ñëpp ñu ngi leen def conscience ñu ngi am confiance ñoom li ñuy doxale di xool di suivre en tout cas bu fekkee ne defe naa ne université ak instance am yëpp am nañu capacité régler problème boobu et ñu ngi koy xool di ci taxawaay parce que loolu mooy taxawaay bi ñu ci war a am. kaddu yi Cheikh Oumar Anne di ministre de l'enseignement supérieur ci jafe-jafe yu nga xam ne nemmeeku nañu foofule ca CESTI mu ngi ko yëkkati nag kaddu yooyu ci bi ñuy amal tey journée porte ouverte bu campus bu France Cheikh Oumar Anne nekkoon ci micro Aji Maguette Ndiaye amul benn circulaire ba nga xamante ni dañ ci ne daal ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru octobre bi daañu arrêté mbooleem contractuel yi nekk ci hôpitaux yi loolee nag précision la boo xamante ni ministère gi saytu wàllub wér-gu-yaram moo ko xamle nee na circulaire ba daal benn notification la rek buy wone ne fileeg fanweeri fan ak benn ci weeru décembre la contrat yi war a jeex waaye du càggee ne dañu leen di arrêté syndicalistes yi ñoom seen wàllu bopp la ñu gis moo di ne bëggatuñu sax dégg mbirum contractuel ci hôpitaux yi nañu leen recruter ñoom ñëpp su ko defee ñu mën a liggéey te ci xel mu dal ñu ànd ceeg Nafissatou Sila du benn circulaire bu ñu daal di jagleel contractuel yu nekk ci santé bi ngir ñu daal di takkal seen liggéey ngir ñu daal di dakkal contrat bi bu ñu sukkandikoo ci DRH bu ministère de la santé information boobu ñenn ci presse bi daal di joxe wérut Ibrahima Soukandeela Diouf. notification fin de contrat la boo xam ne c'est individuel chaque contractuel dafa recevoir cette notification là ce n'est pas une circulaire maintenant notification boobu li mu wax mooy que liggéeykat bi nga xam ne dafa signer contrat à durée déterminée bu 31 décembre jotee
contrat boobu lay jeex loi bi moo ñu sant mu ne ñu képp koo xam ne dafa am contrat à durée déterminée bu liggéeyee ba mu des ñetti weer ci contrat am da nga koy bind lettre xamal ko ne ko contrat bi dafa war a jeex ñetti weer yi bu jeexee ñun loolu lañ def donc ñetti weer yi mu ngi jeex 31 décembre donc loolu mooy wane ne affaire u 29 octobre boobu amul fenn. kon DRH bu ministère de la santé daal di jàpp ni coow warta am. dara beesu fi léegi chaque fois que léegi ñu notifié bu ñu demee ba mois de décembre dañuy def mission de renouvellement des contrats wëraat ñi amoon contrat yëpp ñu toogaat ak ñoom xool seen dossier renouveler ko dañ leen mas di renouveler gisuma fii dara loo xam ne war na mën a doon coow. mu mel ne nag lii at bu ne lay am waaye ngir syndicat démocratique des travailleurs de la santé et du secteur social waxum contrat moo fi war a jeex Cheikh Seck di seen secrétaire général. Ça veut dire que on est en train ñun dañoo utiliser suñuy métier di capter ay fonds ba pare war ci mën a jël état dafa war a recruter ci 126 000 fonctionnaires yi booy xool am nañ 97 000 enseignants mais tey jii yeneen corps yi matuñu presque 10 000 ou 15 000 ci santé bu fekkee duñ bëgg rek di wax ay couverture maladie universelle foofu lañu war a ñu ko commencé ak état de recruter chaque année ñu ne leen recruter dañ 4 000 agents de sécurité néew ma baaxul mais foo mën a recruter 4 000 agents de sécurité nga ne damay ubbi INDC formation infirmière nga ne 15 postes nga ko ubbi c'est parce que tout simplement dañuy nax nit ñi il faut qu'on arrête. syndicaliste bi nag jàpp ni contrat yi ñuy yeesal at bu ne du lenn lu dul daal di caser seen clientèle politique. mais tey jii nga bëgg a def ba ay 10 ans chaque année ñu koy renouveler parce que ay villes yu mag ñoo nekk biir on n'a pas le droit de continuer cette contractualisation on arrête cette contractualisation ñu intégrer leen dans la fonction publique parce que ils ont leur place là-bas on est en train de jouer avec la santé de la population topp di indi ay bateau lu nekk di ko indi ci dëkk bi di faj compétence ñu ngi fi nan recruter booy yi soxla nañ leen y a suffisamment d'infirmiers et de sages-femmes. ak nu mu ci mën ci demee secteur u santé si boppam war na am dal googee nag war a doon noflaayu ñuy ñëw di faju ci hôpitaux yi. Nafissatou Sylla lii dafa ñeel wàllum wér-gu-yaram mu dip xeesal gi ñu ne meeku fii ci mim réew di Sénégal taux de prévalence bi nag taux de prévalence bi boo ko xaymaa ci téeméer boo jël ma nga toll ci juróom-ñaar fukk ak benn mu dip étude boo xamante ne ñu ngi ko def ci atum 2019 kii loolu nag professeur Fatimata Ly di dermatologue nekk chef service dermatologie bu hôpital bu institut hygiène sociale bu Dakar moo ko xamle tey jii moo nekkoon gan ak RFM matin leneen nit la mu wax ne xibaar moo di wàllum xeesal bi daal dana jar gën gaa néew at wu nekk lu toll ci fukki milliards ci sunu koppar ñu teewlu ko. ci année 2000 enquêtes yi ñu defoon ci usine ñaari tali 67% la ñu amoon prévalence mais enquêtes yi ñu mujjee def fii ci Pikine wane na prévalence bi maanaam lim bi mu ngi toll léegi ci 71% c'est-à-dire que téeméer boo jël juróom-ñaar fukk ak benn ñuy xeesal loolu mooy wane rek que xeesal delluwul ginnaaw au contraire li koy favoriser mooy benn accessibilité produit soo amee 300 francs mën nga jënd tube corticoïde waaye surtout publicité bi ñuy def ci produit loolu aussi lu jar a wax la mais en plus impact sur la société bi loolu munoo wax ne ñiy xeesal seen affaire la non c'est que aussi am na loo xam ne jar na wax mooy la manne économique parce que c'est des produits qui rapportent énormément d'argent parce que soo estimer rek ci département Pikine bi ma la doon wax ay extrapolation la nag c'est pas des kii à peu près 10 milliards par année dinañ ko dépenser ci jëndum produit xeesal c'est que Pikine mooy prévalence bu gën a élevé mais Parcelles Assainies def nañ fa étude 64% Kaffrine def nañ fa étude 54% et y a une étude qui est en cours à Guédiawaye jigéen ñi la ñuy faral di gis ñuy xeesal ndax ci seen étude boobu nemeek ngeen ci aussi góor ñi di ko def. Sénégal aussi léegi góor ñi dañuy xeesal bu baax a baax góor ñi dañuy xeesal des fois waaw absolument des fois duñu fu xayma gi toll ci chiffre mënuma la wax exactement parce que amul étude boo xam ne c'est spécifiquement consacré aux hommes mais ñun dañuy gis ay góor yoo xamante ni dañu am complication te am na beneen étude boo xam ne boobu enquête qualitative la dañu seetlu ne góor ñi dañuy jënd xeesal même su fekkee revendiqué wuñ ko dañuy yónni seen rakk yu jigéen wala seen jabar wala keneen mu jëndal leen produit bi mais am na ñoo xam ne dañuy affirmer que dañuy xeesal. ci fàttali nag association internationale d'information bu yëngu ci wàllum xeesal ñoom ni ki ëllëg la ñu fas yéene amal ab panel mu di ndaje gu yaatu goo xamante ni dañ ciy waxtaanee wàllum xeesal bi la ca mun a tukkee nay gàllankoor rawatina wàllum wér-gu-yaram ak it ban politique lañ war a mën a taxawal daal ngir jëlee ko fi loolee ni ki ëllëg lay doon. RFM bitim réew. bitim réew ñu dalal Binta Diallo Binta nu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax Barthélémy Ngom. doore ko ca Éthiopie lim nañ fa ñeenti nit yu ñàkk seen bakkan
ci ay manifester ya fa doon am di ñaawlu nag doxalinu premier ministre ba. premier ministre bi nga xam ni moom mooy prix Nobel de la paix bu ren ji moom nag mercredi ba tey ji amul jàmm ca réewam ay fitna ñoo fa yëkkatiku ci doxalinam ñu ne ñeenti nit faatu nañ ci ñu bari am ci ay gaañu leeral yeeg Virginie Léontine Sagna. ñett nit ñàkk nañ ci seeni bàkkan ak fukk jëlee ci ay gaañu ci gannaaw manifestation yi ñu amal sa Éthiopie loolee nag gannaaw bi ñu takkalee raaya prix Nobel de la paix ñu duppee ko kii di premier ministre Abiy Ahmed. ay ndaw yu ànd ak Jawar Mohamed ñoo génn ci mbedd yi lakk ay pono teg ci baare mbedd yi ci dëkk yu bëri. Jawar Mohamed nekk fondateur lii di média d'opposition Oromia Media Network OMN bi nekk ca États-Unis moo ngi tuumal takk der yi ne dañ ko bëggoon a songu gannaaw ba ñu tasee sécurité bi ngir fexe ñu mën dal seen kaw xeexoo bi nag fës na lool te moo ngi firndal ñàkk ànd ci askan Oromo bi waajalu élection générale yi war a am ci weeru mai 2020. Virginie Binta Diallo ñu wéy dem ca Côte d'Ivoire ak ka fa nekkoon ministre gi yore wan wàllum ndaw ñi fi mu ne nii nag ma nga nekk di xaar la yoon di wax ci mbiram. Charles Blé Goudé la tudd wax nga ko moo nekkoon ministre de la jeunesse ci jamonoy président Gbagbo yoon nag alarba ji lay wax ci mbiram ndax nag àttekat yi dañoo war a wax waaw am déet ndax moom ki jiite woon les jeunes patriotes les leaders moo nekkoon leader des jeunes patriotes ca Côte d'Ivoire ndax dañu ko war a àtte ca Abidjan am déet ci pàttali rek Charles Blé Goudé moom nag àtte nañ ko ca cour pénale internationale ba bàyyi ko ne deful dara waaye jamono yi mi ngay xaar ba léegi ca la nag lu ñu koy topp ci tuuma ca Côte d'Ivoire moom bokk na ca ñu ni ay délits yoo xamante ni daal crime contre des prisonniers de guerre. ñu dem ca Centrafrique njiitu assemblée nationale ba woon ñu ngi koy xaarandi dafa war a dellu siwaat foofu ca Bangui. dellu si na moom Abdou Karim Meka Sowa jóge na nag ca Centrafrique la fa weeru octobre la fa jóge woon moom moo nekkoon président assemblée nationale bi ñu daal di koy wàccee ndax nu mu yoree woon kees ga ñu ne baaxul bi mu ñëwee nag daanaka ñu bari ñoo ko accueillir mu ni mi ngi ci opposition bi tey itam élection mënagu fa am ndax conditions yi baaxul ki nga xam ne nag mooy président bu Centrafrique moom wax na tey ci RFI Archange Touadéra mi ngi weddi itam ne nee na Russie yorul karangem dañu koy déglu ay kàddoom Amadou Sabar Ba moo ko tekki. Et aujourd'hui il n'y a pas de raison de dire que les conditions sont pas réunies. tey jii gisuma dara lu mën a tax rek ñu wax ne lii di conditions yi réunirul ngir mën a amal lu ni mel ba fàttali ko élection 2015 yi yooyee ñoo gënoon a metti lool te mujj naa am fi mu ne nii dañoo nekk ci yoon woo xam ne dañoo bëgg li nga xam ne mooy jàmm amaat te loolee ñi ngi ci avancé bu baax a baax bu amee ñoo xam ne nag dañoo bëgg leneen maanaam ay ñoom la concerné waaye ñun ci lii ñu nekk moom ca la ñuy wëy wutub jàmm ci boo seetee sax ki nga xam ne mooy suñu jëwriñ bi ñu dénk wàllum défense waxtaan na ak ministre bu fédération Russie te kookee sax noppi na ngir jàppale ñu ngir ñu mën a defal formation suñu militaires yi ci loolee la ñu nekk waaye keneen ku nekk ci leneen tamit yow la engagé lii ñu nekk nii nag am nañ ci jéego yu am solo yoo xam ne fi mu toll nii def nañ ko ci ngir wutub jàmm. Nous sommes adressés de manière officielle à un État. Binta ñu jeexal ak waa Botswana ka fa nekkoon njiitu réew ma faluwaat na. waaw mi ngi tudd Mokgweetsi Masisi faluwaat na ci diiru juróomi at Masisi mi ngi am juróom fukki at ak juróom-ñett moom nag mi ngi egsi woon ci nguuru Botswana avril 2018 gannaaw nag ba ka fa nekkoon daal di démissionné di Ian Khama li tax nag mu démissionné mooy ne constitution bu Botswana dafa yemale mandat président ya foofa kenn warta weesu fukki at. jeexal nga jeexal na jaajëf jërëjëf soxna Binta Diallo yan Barthélemy Ngom tàggat yaram ñu tàmbale kook basket ñeel jigéen ñi tournoi préqualification bu Jeux olympiques yi daanaka am na ay changement yu bëri yoo nga xamante ni andi nañ ko ci liste bu Sénégal. Barthélemy googule tournoi danañ ko daal di amal ca Maputo di capitale bu Mozambique ci weeru novembre bi Sénégal nag di ki démb daal nañu siiw liste fukk ak ñaari joueurs yi nga xamante ne ñoo leen nar a teewal ci googule tournoi waaye seetlu gi moo di ñu bëri yi nga xamante ne bokkoon nañu ci tournoi gu mujj gu ñu doon amal fii nii Dakar ci wàllu Afrobasket ñu ci bëri ci ñoom nekkatuñ sa ku ci mel ni Astou Traoré Mame Diodji Diouf ak ñeneen Soda Thiam.
ci fukk ak ñaari joueuses yi nga xamante ni ñoom ñoo waral teewal Sénégal ci googule compétition am na ci juróom-ñeenti gaynde yoo xamante ni nag ñi ngi woon ci groupe Afrobasket bi ñu doon amal fii ci Sénégal bokk na ci meneuse bi di Bintou Diémé, arrière bi di Ndeye Sène, ailière bi di Lalawan ak ailière forte yi nga xamante ni ñoom ñoo di Mame Marie Sy ak Oumou Khayri Sarr naka noonu pivot bi di Maymouna Diarra waaye itam gis nañ ba tey ci gile liste ay joueuses yoo xamante ni dañ leen a présélectionné woon waaye mujj ñu woon a amal lii di Afrobasket 2019 bi bokk na ci meneuse bi di Ndeye Khadijatou Dieng, arrière bi di Oumou Khayri Thiam, ailière bi di Ndeye Fatou Ndiaye ak ailière forte bi di Ndeye Thiama Camara waaye nag gis nañ ci ñaari joueuses yu yees yoo xamante ni gi moo nar a nekk gulet ñuy nar a bokk ci équipe nationale A bu jigéen ñi mu di Elma Kintamalo di ab meneuse waaye itam ailière forte bi di Mariam Diop. ba tey ci googule liste gis nañ itam ni am na ci ay joueuses yu mag yoo xamante ni kenn gisu leen ci ku ci mel ni capitaine bi di Astou Traoré naka noonu Yacine Diop, Léna Niang, Mame Jojo Diouf, Aïda Fall ak Fatou Diagne lu jëm ci googule tournoi nag Sénégal mi ngi nekk ci poule B bi bokk kook Mali ak Angola ci poule A ba nag ñu am fa Nigéria, Mozambique ak RDC bu ñu génnee ci googule tournoi nag ñaari équipe yi nga xamante ni ñoom ñoo féete kaw ñoom ñooy daal di dem bokk ci tournoi pré-olympique bi nga xamante ni ñu ngi koy amal ci weeru février atum 2020. Soda Thiam jàppaleen googu de tournoi ni nga ko waxee juróom-benn équipe danañu ko daal di teewee Nigéria, Sénégal, Angola, Mali, Mozambique ak République démocratique du Congo jàppaleen ni itam ci googu tournoi bu jeexee ñaar ñooy daal di qualifié bokk ci Jeux olympiques ñu nama amal ci février ci atum 2020. wàllu basketball ba tey waxtaane bi la yoon lii di final championnat bi ci wàllu jigéen ñi ni ki ëllëg lañ koy daal di amal ci bu 18h jotee ci stade Marius Ndiaye diggante Duc lay daal di doon ak AS Ville de Dakar tombeek itam ci week-end bi di dimanche fédération sénégalaise bu handball dana daal di tëj li nga xam te ne moo di saison moom ak final championnat yi nga xam te ne nañ ko daal di amal foofule Coupe du Sénégal plutôt bi nga xam ne nañ ko daal di amal ci stade Lat Dior bu Thiès ci wàllu jigéen ñi 16h diggante Duc ak Université Gaston Berger lay daal doon ñaareel ba ci wàllu góor ñi 18h diggante Asfa ak ñi di waa ISEC. ñu wax ci wàllum football Cheikh Tidiane ak regret yi nga xamante ni daal génération foot am na ko gannaaw ba nu ko éliminé ci tour préliminaire bu Ligue des champions. jël bi nga xamante ni moom la ñu ko daal di jël ñi di waa génération foot moo di ci fi nga xamante ni fa la football Sénégal daal di tële ci lu jëm ci wàllum bal arrêté ak yu ni mel rax ci dool yi tamit jafe-jafe yi nga xamante daal nemmeeku nañ ko ci ndorteel gi les championnat bu Sénégal bokk na ci mbir yi nga xamante ni xëy na moo war a sax génération foot daal di ñàkk ni ki diggante mag ñi nga xamante ni ñoo di waa Zamalek bu Égypte ni ki dem nag ca Caire ci wàllu dernier tour préliminaire Zamalek da leen daal di daan benn bal ci dara donte sax match aller ba fii nii ci Sénégal génération foot amoon na ci ndam ñaari bal ci benn loolu nag mooy jàngatu doyen Abdoulaye Diaw nekkoon tey jii suba ci biir RFM matin. génération foot mënee na 2-0 te bi mu mënee 2-0 Zamalek soppali na match bu nga xamee ni ou mu jeexal carrément à Thiès wala mu dundaat moo di lan dafa programmé troisième bi ci match bi 2-0 la léegi u ñu dem 3-0 ou 2-1 te 2-1 boobu théoriquement day nuru match nul pour moom mais bii boobu lañ ñu dugal ci biir bi ñu dugal 2-1 bi foofu ñun dañ fa yàgg doyadi ñun soo xoolee compétition yi ñu jógee bu yàggul bu dul tiro bi bal arrêté la ay coup franc ay corner la ñu Zamalek dugalaat fële te li tax ñun ñu dugal corner mais mënuñ ko dugal football moo mel noonu loo mënul def ku la ko def daf lay gaje dafa delloo si suñu footballeurs yi liñ dul athlète moo tax du ñu dugal corner ñu leen koy dugal rax ci dolli nag bon génération foot am na circonstance atténuante soo xoolee kañ la ñu gëjee jouer championnat yaa ngi dem Afrique amuloo championnat ci sa dëkk léegi suñu championnat bi depuis 7 mois ngi nii mënuñu jouer au Sénégal muy nag ay constat yu nga xam ni dafa wane ni ñun daal mel na nag pareeguñu foog ñu liggéey nag dans ce sens ba pare nag dimbali équipe bu Sénégal yi ci lenn mënuloo jël équipe bu Sénégal di ko dugal Coupe d'Afrique ci genre compétition boo xamee ni amul ci dëkkam au moins lii ça fait 20 ans ñi ngi koy jooy suñu football nañu indi pour préparer les équipes sénégalaises yi jëm en Coupe d'Afrique au moins. ñu daal di wax ci wàllu football ba tey waaye bi la yoon Ligue 1 ca France 11e journée bi danañ ko daal di door tey ji ci ngoon 18h45 diggante Nantes lay daal di doon ak Monaco Angleterre seen 10e journée ñoom itam danañ ko daal di door ni ki tey ji 19h Southampton ak Leicester dañu daal di tase ci Espagne 10e journée 19h Villarreal dina dalal ñi nga xam te ñoo di waa Alaves ci Italie itam ñu ngi seen 9e journée 18h45 diggante Elias Verona lay daal di doon ak ñi di waa Sassuolo championnat bu Allemagne ñu ngi seen 9e journée tey ji ci ngoon 18h30 diggante Mayence lay daal di doon ak ñi di waa FC Cologne. jërëjëf Cheikh Tidiane Diagne. ak RFM kumpa jeex na.
Festiver mu di festival bi nga xamante ne dañ koy def rek jagleel ko alam gi mu di environnement ni ki tey jii la ñu ko tàmbali rédaction bu RFM nag daal di ci sukkandiku daal di waxtaanee lay xew ca parc Hann nga xamante ne ndoxu taw yi dafa fees dell ci jamono ji ña fa nekk nag am ñu ci tuumal liggéey bi nga xamante ne ñu ngi koy liggéey jëmee ci train express régional mu di loo xamante ni waa APIX nee nañ loolee amut ndaxte daal chantier ba du tax mukk ñu ne leen ñoo tax ba ndox ma daal di dem dajaloo foofu la ca parc bu Hann ñu ànd ci Kamadou Sabar Ba. liggéeyu train express régional bi def na ay ngaañ ci diggante Diamniadio ak Dakar parc forestier bu Hann bi moom sax jot na cee am wàllam Mbacke Seck nekk activiste mi ngi ñaawlu ni ñuy agressé lii di environnement bi. travaux wu terre yi dafa dindi béréb boobu nga xam ne moom la bu ndox mi ñëwoon parc Hann ba taa foofu lay jaar dem géeju Yaraax béréb yooyu la travaux terre bi perturbé bi mu ko perturbé nag ñun population bi waxtaane nañ ko ak autorités yu mag yi ñu leen di ñaan rek lépp lu ñu mën a def lu gën a gaaw pour que li am parc Hann jóge fa. APIX moom mi nga xam ne moo yor liggéey boobu ñu koy teg baaraami tuuma ma ngay àddu ci mbir mi Yatma Dieye mooy directeur environnement ak li nga xam ne mooy libération des emprises fële ca APIX. projet terre bi jëlul ndox di ko yóbbu ci ay bërëb taa projet terre bi li nga xamee ni moom lay def mooy li nga xamee ni moom mooy xaalu saxaar si moom lay liggéey ba nga xamee ni ndox mi du fa deset ndox mi nekkoon foofu nag da koy jaarale ci yoon yoo xamee ni ak ñi projet bi lëkkalool pour ndox boo xamee ni jóge na fii rek ñu wutal ko yoon ba mu yegg foo xamee ni ngaañ du fa am. responsable yi nekk ca parc de Hann di xam ne bërëb bi li ko gën a sonal mooy système de canalisation yi capitaine Momar Sey mooy directeur bu parc forestier et géologique bu Hann. du terre bi moo indi inondation yi mais réseau bi nga xam ne moom mooy yoon yi ndox yi war a jaar pour génn parc bi dem ci géej gi canaux yooyu ñoom la suuf si ak mbalit yu nit ñi di def ci regard yi bouché woon. Festiver ñu koy amal at bu jot fii ci parc de Hann li ko tax a jóg mooy ñaax askan wi ci li nga xam ne mooy ñu mën a aar lii di environnement bi. mbokk yi jërë ngeen jëf ñu yegsi nag ci gis-gis ak RFM ma fàttali leen ko tey ñuy waxtaanee yeesal gi ñu bëri njort ne daal dana am ci langum politique bi bàyyi gi ñu bàyyi Khalifa Sall ci la Abdoulaye Wade ak Macky Sall yi juboo it naka noonu ci la yokk ci nag kuréelu ay kàngam yu faree ci kujje politique bi yu namm taxawal benn pôle file ki fan yu néew ñu ngi ci ligne bi ak ki nga xamante ni moo di Maurice Soudieck Dione monsieur Dione ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Barthélémy. yow ngay enseignant chercheur en sciences politiques fële ca université Gaston Berger bu Saint-Louis beneen intervenant bi di Mamadou Wane di ñu gën koo xam ci turi Mawo Mamadou Wane ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Barthélémy. waaw yow sociologue nga di analyste politique Maurice Soudieck Dione langue politique bi ak recomposition gi nga xamante ni ñu bëri nee nañ dañuy am partagé nga xalaat boobu. waaw recomposition bi maanaam li ñu séddalewaate carte yi ci li nga xam ne mooy langue politique bi. lu xel mën a jàpp la ginnaaw bi nga xamante ne bi ñu tegee parrainage bi te waxtaanuñu ci ngir yombal faluwaat président Macky Sall. taxoon ñu bëri ñoo xam ne génne woon nañ leen ci jongante bi léegi dafa mel ni pom yi nga xam ne dañ ko tëjoon. dafa mel ni dañ ko tijjiwaat. gis nañu PDS ak Karim Wade di ñëwaat gis nañu juboo bi ñu wax diggante président Macky Sall ak président Abdoulaye Wade gis nañu itamit Khalifa Ababacar Sall ne génn na ci kaso bi moom mi ngi wéy di doxal ay activités politiques am. gis nañu itamit Idrissa Seck ak ña nga xamante ne ñoo àndoon ak moom ngemb ko ci. jongante bi nga xam ne moo amoon le 24 février 2019. ñooñu dafa mel ni booloowaat nañu ak moom ngir sos ab kuréel boo xam ne dafay dal di am taxawaay ci langu kujje gi. ginnaaw ñu toogee lu yàgg loo xamante ni diir bu yàgg boo xamante ni dégguñu Idrissa Seck mu yëkkati ay kàddu jëmale ko ci réew mi ni muy doxee donde am na yu bëri yu fi xew. coowal pétrole bi coowal troisième mandat bi nga xam ne moom la ñu dëgmal ak yeneen yu bëri yoo xam ne ëlëmoon na xel yi lan moo taxoon ki nga xam ne moo jël deuxième ci jongante bi ñu weesu ci 2019 ba tey waxul ba tey waxul donc loolu yëpp dafay wane ne ñi ngi séddalewaat doole yi nga xam ne moom moo nekk ci langue politique gi te loolu ab ubbite lay wone
ba ñu xam fa mu nar a jëm. waaw danaa dellu si waat ak yow léegi monsieur Dione alors Mamadou Wane Mao yaakaar nga ne kujje politique bi war nañu créer benn front boo xamante ne ñoom ñëpp a ci dégg àndandoo ci surtout que ñoom daanaka li ñuy nas ay pexe yu ne mel bari na. normalement loolu moo waroon am te ñoom amoon nañu cadre bi muy front patriotique de résistance. su ñu demee ba créer beneen cadre unitaire dafay ñu jàng rek cadre boobu ñoom ñëpp ñu bokkoon cadre boobu doyutul. mun na am nag lu ko indi sama naataange bi wax na ko xëy na ñu bees ci politique champ politique Sénégal loolu moo ko indi ndax dëgëraay bi nu mu dëgëree woon. mu ngi commencé yolom ak rencontre Abdoulaye Wade ak Macky. mais yu bees yooyu ñëw tax front boobu ñu njëkkoon a taxawal daal di tas est-ce que à la longue confiance dina amati seen biir. loolu mooy problème ñoom su ñu demee ba pare coalition Idrissa Seck bi. bataillon bu ci amoon doole mooy bataillon mooy waa Khalifa Sall te ñooñu bokkuñu ci li ma yaakaar bokkuñu ci cadre de concertation boobu. bokkuñu ci. ça veut dire que peut-être ñoom du naruñu ci bokk. loolu moo tax ma ne aussi cadre yi dafa bari soo xoolee bu baax ñi nga xam ne ñoo jàppale opposition bi peuple opposition bi dañuy dem ba nga xam ne dañuy réer loolu tam war nañ ko éviter ci communication politique. man ci lu ma gis nii day am ay pôle yi nga xam ne autour de Khalifa beneen pôle de composition mun naa nekk benn pôle social-démocrate. bon mu am beneen pôle ba nga xam ne pôle radical lu ñuy wax de gauche et même d'extrême gauche bi nga xam ne mën na nekk pôle anti-système quelque part. ak léegi benn pôle ba nga xam ne centre gauche laa ko mën a wooye mooy pôle ñoom Abdoulaye Mbaye Mamadou Lamine moom la ñu wooyee CRD mais pôle bi nga xam ne man bu ma jaaxal nga xam ne créé nañ ko démb. pôle boobu ba léegi. mooy le congrès pour la renaissance non mooy congrès mooy pôle bi ñu waaj a taxawal fii léegi fan. voilà bu ñu waaj a taxawal. bi waraloon ndaje bi démb. Sénégal dañuy taxawal ay kuréel mais li nga xam ne moo war a njëkk mooy ay manifeste. pour discuter ci benn programme politique. mu am programme commun de gouvernement ou bon même cartel coalition pour dem ay élections ou coalition bi nga xam ne day jéem a déjà taxawal xeex pour troisième mandat bañ a am. ou recomposition politique bi nga xam ne nar na am su dee par exemple APR ak PDS dama joxe rek comme ça misaal dañuy ànd xëy na aussi dañuy anticiper. mais man lu ma jaaxal mooy dafa mel ni parce que ñoom bokkoon nañu mooy après élection yi bokkoon nañu. mais ñoom bokkoon nañu ci mooy les 4 candidats ci ñoom ay yaakaar. bokkoon nañu parce que ñoom reconnaître ñu woon résultat bi. mais suñu demee bokk ci dialogue bi reconnaître nañu résultat bi de fait. ok dinaa dellu si waat ak yow léegi Mao alors Maurice Soudieck Dione daanaka Mao am na njàqare ci wàllu moomu pôle yu bëri yi nga xamante ni dañ kujje politique bi dañu koy taxawal mais bu ñu demee ba ci biir mbir mi dafay mel ni lu dem en lambeau ku nekk dem fa nga yaakaare ne foofu mooy doon sa njiglaay est-ce que loolu également du poser un débat boo xamante ni dafay jëm ci wàllum confiance bi war a lal pôle yooyu. waaw mën nañu ko jàngate ci ñàkkum kóolute wante itam mën nañ jàpp ne ña nga xam ne ñoo dajaloo ci kuréel yooyu doon de sax dañu ànd bu ñu réere mbir ne ay wujj lañu ndax dañu nekk ci kujje gi wante ñoom itamit ku ci ne boo sañoon yaay falu ku ci nekk maanaam daal ñoom ñëpp a bokk bëgg-bëgg bi ñoom ñëpp a bokk bëgg-bëgg kon dana jafe ñoom ñëpp ñu booloo jiital kenn loolu lu xel mën a jàpp la wante bu fekkente ne dafa am loo xamante ne ñoom ñëpp la soxal war nañu mën a boole seeni doole bu xeex loola ndax li mu doon seen njëriñ ñoom ñëpp bu loolu weesoo itamit war nañ leen mën a nangul ne ku nekk ki ngay bëgg a àndal mooy ki nga xam ne itamit moom nga gën a jege ci wàllu gis-gisu politique wala ci wàllu xalaat ci wàllu mbébét
kon loolu du loo xam ne dañ ko war a mën a dàq li ci am solo ba am solo rek mooy bu fekkente ne taxaw nañu teem war a xeex war a taxawaay bu am fulla ak fayda ngir seeni revendication seeni ñaxtu mën a antu fokk ñu ànd dal di fàtte li nga xam ne mooy bëgg-bëggu ku nekk jiital ku bëggu kujje gi te foofu yaakaar naa ne loolu loo xam ne seen njëriñ la ñoom ñëpp lay doon. jërëjëf Maurice Soudieck Dione ñu ngi lay gërëm Mamadou Wane Mao ñu jeexal ak yow yaakaar nga ne ku ci nekk si ñoom dafa war a def preuve de dépassement teg de côté ay intérêt jublu ci intérêt bi nga xamante ni mooy intérêt collectif bi. loolu dana yomb. non mais man pour man yaakaar naa ne du yomb mën naa am ñu bokk boole pour élection yi aw ci yoon loolu mën naa ko dégg mën nañu bokk aussi pour ne suñu jëlee pouvoir bi ñoom ñooy bokk gouvernement bon et cetera réforme institutionnelle yi la ñuy indi réforme sociale parce que bu ñu fàtte aussi problème social c'est pas seulement problème politique institutionnel il faut aussi que démocratie bi dem ci assiette bi c'est-à-dire que les conditions de vie des Sénégalais il faut ñu changer su changé wul combinaison politique bu jariñ dara te aussi dañ xam ne politique day c'est quoi parce que les partis traditionnels les coalitions traditionnelles dañ ñu naan a jeexal parce que soo xoolee Tunisie tey war nañu jox leçon voilà loolu la. d'accord jërëjëf Mamadou Wane